إبراهيم لا هلاله هلال بدال عين جماله هلال بدال عين جماله كلال ربيهم فيه جاء محمدا فتم لنا البشرى وأمن واله jokkoom ak alquran bu bees bu waaj gàmmu di jubli si mu waajal jokkoom ak sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bu bees bu gàmmu di jubli si mu waajal jokkoom ak jullit ñi bu bees bu gàmmu di jubli si mu waajal jokkoom ak jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxal ko ci nit ñi lu bees loolu nag moom la alxalifa ba tey ndono googu moom la amee waajtaay googu ci loolu la nekk bu ci duggee lépp lu ñuy tawat fii tey mën na koo def ci itteem waaye dafa bëgg waxtu bu geestoo rek mu gis ne suma gouvernement mu may accompagner ci bépp yëngatu boo xam ne maa ngi ko yëngatu ci lii te bu sottee lépp dafay delluwaat njëriñ ñeel Sénégal dëgg-dëgg ñi ngi rafetlu seen taxawaay sëriñ bi mu ngi yóbbante nuyoom ak ngërmaandeem ci président waaye balaa yóbbante ngërmaande dafay jiital ay ñaan ndax ñaan moo ëpp solo yàlla defal ko tawfiq dëgëral ko ba nga xam ne naal yi nga xam ne mu ngi ko naal lépp jëm ci luy avancé loo Sénégal lépp loo xam ne dafa jëm ci yokku Sénégal yokku jàmm ji ci Sénégal yokku déggoo ci Sénégal yokku naataange ci Sénégal loolu yëpp ay ñaanam jiitu na ci waaye ñaan yi dana gën a feddaliku ci bés bi nga xam ne ci lañ jëm muy guddi mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam ne wala Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu dafa wax ne mas ta ñaan jot li ko ci barke ci guddi nga bu daal ma yàlla may waaw loolu xam ba léegi toxwul ndax yàlla naa def barke ci barab bi guddi gi jaam bi mooy delloo alhamdulilah ñun delloo ñu yàlla may kon loolu ñu ngi leen di comme ni ma la wax sànq ne la gàmmu bu nekk def ko baax na waaye nañ ci jiital ñun ak yéen ñëpp ne ñu ngi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jéeg gi ñu dem waaye ci liggéeyal ko ci bunt boo xam ne nii bunt bu am ndigal la ci yoon pour liggéeyal ko bunt bu yàlla gërëm la ñu ngi ñaan yàlla def jàmm ci réew yàlla jàppale leen ci liggéey bi jàppale président dimbale Sénégal ñu gàmm ngoo xam ne ñun ñëpp dañ ci delluwaat ñun tim ñu gàggantiwaat mbooleem gàggal yi ndax buñu demee ci sallallahu alayhi wa sallam yenoon ci yërmande la responsabilité julli bu nekk la bu ñuy fàttali ko yoon bi mu so fàttali ko boppam moom nan la def ak yërmande bi diine jàmm la ji nit bu nekk occasion la pour mu fàttali boppam moom nan la mel ak jàmm ak àddina nan la ñemel ak jàmm boppam nan la mel ak jàmm bi dëkkam nan la mel ak jàmmi réewam yonent bi yonentu jikko la ndax yàlla daf ko yónni mu moo jikko yi occasion la pour jullit bu nekk mu seetaat boppam nan la pare pour def ak jikko yooyu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu woon pour mottali gàmmu pour ñu loolu rek beesalaat suñu kóllëre beesalaat suñu jokkoo ak alquran beesalaat suñu jokkoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beesalaat suñu jokkoo ak Mawlana Cheikh bi nga xam ne radiyallahu anhu yàlla may na ko mu tegu ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko xam ko topp alquranam ji di ko tagg ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi wax ne yonent bi ma doon tagg dem na ba ne ma suma mbir bàyyee naa ko Ibrahima lu mu jàllale mu jàllale maanaam fu mu gërëm ma gërëm la loolu mooy kii sëriñ la moo xam ne mu ngi tegu ci suma yoon ndax ida saara xayru naasi surtout raahu bayn xalla yowman fil masiru bahidu gën ci mindeef bu doxee rek ma dox mooy li yonent bi daganal loolu lay def lim tere loolu lay tere kon boo ci tegoo rek ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nga tegu beesalaat loolu beesalaat kóllëre googu moo tax ba léegi ñuy oote gàmm goo xam ne comme ñëpp xam nañ ko addina yépp la ñuy fuglu pour ñu ñëw uy si ko àddina yëpp tim ñoo pare pour uy si ko bu ngeen taxawaay bii ngeen xam ne yéen a ngi taxaw pour accueillir àddina yëpp ñu ñëw loolu duñ mën a def lu may gërëm leen waaye duñ mën a def lu may ñaanal leen waaye duñ mën a def lu may béggal leen en avance ndax liggéey la boo xam ne ku ci liggéey rek yàlla dana la dimbale te ñun ñëpp ndimbali yàlla rek moom lañ soxla ndax kenn mën sa dem lu may ci ndimbali yàlla moo tax yàlla fu mu tuddee ndimbal ci alxuraan rek
dana ci tudd tur yàlla in tansurullaha yansurkum nasrun min allahi wa fathun qarib idaa jaa wala yansurunna allahu man dimbal ci yàlla rek am ñu ñaan yàlla am na yàlla may Sénégal ñu xettali Sénégal wala jafe-jafe yi nekk ci période boo xam ne wute naa ni jamono xamoon ko daaw yàlla may ñu ci ndimbal ndax ku nekk ragal na dëgg-dëgg dajee ci jamono bi ñu koy def daaw la gënoon a raglu waaye amutoon dara lu ñu yaakaar gannaaw ndigali sëriñ bi nga xam ne mu ngi ko sof ci ndigali Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu amul dara lu ñu yaakaaroon lu may gàmmu delluwaat ci lu baax rek la delluwaat ci buumu yàlla gi la delluwaat ci alquran la delluwaat ci sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp daf ñuy jàngal naka la ñuy mën a dundee sax ak bépp situation boo xam ne am na ñu ngi ci gàmmu goo xam ne dëgg situation bu jafe la ndax ba léegi Covid bi mu ngi ci àddina bi kenn ku nekk war ngaa def sa responsabilité yow ne yow yaay ki nga xam ne yaa war a xeex Covid mooy doo ko wàll kenn du la ko wàll boo ko defee ci sa bëgg-bëgg li ci des ndimbal yàlla ñu ngi ñaan yàlla may ndimbal boobu ñu ngi ñaan taalibe yi fépp fu ñuy mën a jógee nañ sàmm wanteeg da nga dénkaane yi nga xam ne kër docteur ñu ngi ko dénkaane yi nga xam ne autorités yi ñu ngi ko dénkaane te lépp nekk loo xam ne dafay delluwaat ci suñu jàmm ñun ndax ñun Sénégal lañ am ñu ngi tàllal suñuy buntu ubbi suñuy buntu pour àddina yëpp ñëw waaye parewuñ pour jëlee ci àddina bi lu may loo xam ne nii dafay yokku Sénégal benn xalaatkat dafa waxoon ne damay ubbi samay fenêtre pour courant yëpp seen i ngelaw philosophie yëpp seen i ngelaw upp suma néeg waaye nag ci charte benn ngelaw buy buddi suma garab du ànd ak loolu daal nañ yàlla may loolu dugg ci bismillahi génn ci alhamdulilahi gan ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm bàyyi ñu suñu Sénégal bi nga xam ne mu ngi am jàmm googu di yokk di gën a barke di gën a law yal nañu yàlla defal loolu mbas mi yàlla génnee ko ci réew mi génnee ko ci mbooleem réew yi lislaam yi ñi nga xam ne ñëpp jël nañ fi ay joxe nañu seen i kàddu pour def li nga xam ne moom lañ sàkku ci ñoom nga xam ne buñ koy sàkk du ne dañoo wax ne suñ bëgg-bëgg fii lay am waaye dañuy jàpp rek ne ñu ànd ak lii lañ mën a gum waaye waxtu buñ jàppee ne man ngeen lu ëpp rek ñu laaj leen lu ëpp loolu buñ jàppoon ne man buñ laajee téeméer tey buñ yundoo suba gis ne man ngeen ñaari junne dañ leen laaj ñaari junne ñu ngi gërëm ñu ngi sant ñu ngi ñaan yàlla gàmmukat yi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ñu ngi wax la bàyyi waxoon hani an li ibrahima laaqa hilaaluhu hilaalun bada linnaazirina jamaaluhu hilaalu rabiin fiihi jaa muhammadun fa tammalana albushra wa amma nawaaluhu mbég googu mbaax googu gàmm gi ñëw ñu ngi koy teeru ci loolu yàlla bu ci kenn ëppale Sénégal wala yàlla jàppale ñi président jàppale ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ndax benn waaye laa déggoon mu ne boo duggee ci oto di ñaanal chauffeur bi ñaanaloo chauffeur bi sa bopp nga ñaanal ndax bu muccee nga mucc président bu muccee ñun ñëpp ñu mucc ñu ngi koy ñaanal yàlla teg ko ci yoon wi nga xam ne li Sénégalais yi di séntu ci moom dana mën a assurer loolu yàlla rek ko mën a yàlla na ko yàlla defal yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jàpp ci liggéey bi yéen ñëpp yàlla boo leen dimbale ñun ñëpp ñaanal sëriñ bi yàlla dëgëral ñëpp ba nga xam ne dañ dundal gàmmu gi ci li nga xam ne moom la ko Cheikh Ibrahima daan defee gërëm loo yàlla gërëm loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wa hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan taftahu lana biha abwaba ar-ridha wa at-taysir wa taghliq biha anna wa bish-sharri wa at-ta'sir wa takunna biha waliyyan wa nasira anta waliyuna wa mawlana ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. sant nañ si yàlla bu baax di ñaan mu may ñu dégg ak topp te li nga xamante ni mooy solo si wax nga ko mooy saa su nekk di yeesu si suñu diggante ak suñu borom ak suñu digganteeg nit ñi. xam naa bi ngay wax sànq dama toog ba ci yàgg ma ni gàmmu gi moom tàmbali na ndaxte li nga xamante ni mooy thème gàmmu yëpp jot nga ko développé di fàttali tamit kaddu yu yiw ak yu kawe yi nga xamante ni Maulana Cheikh Ibrahim wax na ko kon loolu du ñu def lu dul rafetlu ko. jataayu tey bi fàttaliku
fàttali nga ko léegi ci sa wax jataay la boo xamante ni liñ si jublu mooy xool ci biir waxtaan lépp lu gàmmu gi yittewu ci wàllu taxawaay diggante service su état bi ak comité d'organisation bi ñu jël ci ay engagement am luñ ci tàmbalee def ci wenn wàll wi li ci des ñu war koo mottali ki nekk ñuy egg ci gàmmu gi te mu doon ndigal loo xamante ni dafa bàyyeekoo ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall nga xam ni digganteem ak Medina Baye ak digganteem ak sëriñ bi ku nekk xam na ko waaye digganteem ak mboole seen këru diine yi nga xamante ni ñi ngi ci Sénégal tamit ku nekk xam na ko mu jox ñu ndigal te loolu conseil des ministres bii ñu weesu rek moo ci mujj ni ginnaaw bi ñu génnee ci màggal bi ñu ngi dëgmal gàmmu bi kër bu nekk ci Sénégal war a gàmmu na ngeen ci am taxawaay bu mat sëkk ba lépp loo xamante ne aju na ko ci taxawaay ngeen taxawee ko fa ànd ceeg service su état bi gunge leen jàpp ci liggéey bi ba li nga xamante ni moom lañ ci séntu ci aw yiw ak ci wàllu doxalin ci organisation gàmmu bi ñu am ci lu kawe suñu njort gàmmu Medina Baye du ñu tay ci di ko fàttali dafa doon gàmmu goo xamante ni li koy mandargal mooy te bi waxtaan wi leeral na ko boo jëlee dimension bi mu am duñ ni sax dimension rek régionale la mais dimension internationale la réew yi wër Sénégal yépp dañ koy teewe seen doomi réew di fa bàyyeekoo di ñëw di ko fekkee di ànd ak yéen teewaay bi waaye di ànd ak yéen tamit jëf gi leeral nañ léegi nii mbokk yi nga xamante ni dañuy bàyyeekoo Mauritanie dañuy waajal seen bopp ba lépp lu ñuy yittewoo diirub li ñuy nekk Medina Baye ñoom ñoo koy indaale du ñu aju ci ñi nekk ci dëkk bi te suñ ko defoon it yàlla dina ko matale waaye pas-pas ak yitte ju kawe mooy waral ñu yegg foofu ci seen doxalin ci wàllu côte Afrique de l'Ouest bu ñu ko jëlee ci Nigéria nit ñi dañ fay bàyyeekoo ci Ghana ba ci Sierra Leone waaye ba ci réew yi gën a sori mu jëm ci Europe ci Amérique wala yeneen réew yi gën a sori ci Afrique muy Soudan sax nit ñi dañ fay bàyyeekoo ñëw di teewee gàmmu bi kon gàmmu googu am na dimension spirituelle bi nga xamante ni wax nga ko léegi sëriñ bi fàttali ko muy solos gàmmu di revisiter waat li nga xamante ni mooy jikko yi di ko dëppale wala boog di jéem a roy ki nga xamante ni moom la ñu yàlla royloo muy suñu tegtal ci diine muy Seydina Mohamed alayhi salaatu wassalaam waaye bu loolu jàllee dafa am tamit une dimension économique te dimension économique boobu mooy waral échange ak weccele yi nga xamante ni mi ngi am diggante Sénégal ak yeneen réew ñu ko ci seetlu ba tax na dina dundal gox waaye dina dundal koomu réew nga xamante ni day mel ni am na sëriñ yu baax yu ko daan wax dafay mel ni dafay boole ñaari yiw dafay boole yiw bi nga xamante ni day suuxat ruu waaye dafay ànd ak yiw bi nga xamante ni day suuxat sa dundalin ni ngay dundee ci wàllu koom-koomu daamu aadama te nit bu fekkente ni mbiram yéwénul ci wàll wi mën na indi gàllankoor ci wàllu jaamu yàlla kon loolu lépp yiw la ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di wax ni service su état bi dinañ taxaw sous la coordination au niveau régional du gouverneur ba lépp li nga xamante ni moom mooy li ci war ci wàllu exécution engagement yi ci ñu defagul ñu taxaw ci ba fileeg ñu yegg ci gàmmu bi ñu def ko ndaxte loolu lañu suñu kilifa sant muy le président de la république Macky Sall di yóbbante ziyaara ak nuyoom jëmale ko ci xalifa bi di wax tamit ni ñu ngi rafetlu waaye di wax allahumma amin te rafet nañ ci njort ndax wax nga ko léegi lu mat a bàyyi xel la liy bàyyi waxoon jëmale ko ci ñaan bu nangu te yàlla du mayee ba noppi di nangu lu dul ni yaa def li tax mu jóge fa te loolu yéen a ngi ci ba tey leer na ñëpp ñu ngi ñaan donte yeewuñ ko ci barke wax jooju suñu borom tàbbal ci lépp luy yiw te nangul ñu li nga xamante ni moom nga ñaan mu doon njëriñu askan bi yëpp
loolu daal moo doon ci wolof li ma bëggoon a joxe ci tontu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. maa ngi léegi def résumé bu ndaw ci français waaw. Voilà donc au terme d'échanges qui ont duré plus de 5 tours d'horloge, échanges qui ont donné lieu à de débats très riches, et à l'occasion, le comité d'organisation est revenu sur l'expression des besoins qui a été formulée à l'endroit des différents services de l'État. Mais avant de revenir sur cette question relative à l'état d'exécution de ces engagements, ainsi que donc les autres engagements qui ont été pris en direction du Gamou de Medina Baye, je voudrais rappeler que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, nous a instruit d'organiser et d'accompagner toutes les communautés religieuses à l'effet d'avoir des gamous dans les meilleures conditions possibles. C'est dans ce cadre que j'ai l'honneur à son nom aujourd'hui de présider la réunion nationale préparatoire à la tenue du gamou de Medina Baye, dont on sait qu'il revêt une dimension internationale au regard des participants qui viennent des pays de la sous-région, mais également d'autres contrées beaucoup plus éloignées. S'agissant du contenu de nos discussions de ce jour, on a pu noter avec satisfaction qu'il y a des travaux qui ont déjà été engagés par l'État dans différents domaines, qu'il s'agisse de l'électricité, de l'eau, de l'hygiène ou même du secteur donc de l'assainissement. Mais ce gamou de cette année, à l'image des autres de l'année précédente, est organisé dans un contexte de pandémie. Qui parle de pandémie parle de mesures barrières à respecter, et la directrice générale de la santé ici présente est revenue largement sur le dispositif mis en place par le ministère de la Santé par rapport donc au point de vaccination, mais également par rapport à tout ce qui est prévu en termes de mise à disposition de masques et en termes aussi de sensibilisation. L'organisation et les propos tenus tout à l'heure par Serigne Cheikh Mahi Niass, porte-parole de Medina Baye, ou Cissé, de Serigne Cheikh Mahi Cissé, Serigne Cheikh Mahi Niass et le Khalif. Mais comme on le dit dans l'islam, et c'est plus précis encore en wolof, nit ku nekk ki la daraja yi ki la yónni ngay taxawee. Donc ça, je pense que dire que c'est Serigne Cheikh Mahi Cissé, représentant de Serigne Cheikh Mahi Niass ici, ne fait que conforter la conviction profonde que nous avons de l'éclat qui s'est dégagé, du contenu de son propos qui rappelle à bien des égards ce qui caractérise notre prophète bien-aimé, Sayyidina Mohamed alayhi salatu wassalam, qui est notre référence et notre modèle à nous tous. Je lui disais tout à l'heure en wolof que le gamou a bien commencé. Il a bien démarré dans le cadre de cette réunion parce qu'il a été l'occasion de rappeler de façon forte l'objectif poursuivi par Maulana Seydina Ibrahim Niass, Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh al-Islam, quand il a décidé d'instituer le gamou. Il s'agit de rappeler les bonnes pratiques en islam, il s'agit de rappeler ce qu'étaient les caractéristiques et toute la pratique mohammedienne en termes de tradition, de rappeler également ce que doit être l'œuvre et la vie d'un musulman à l'égard de son Seigneur, mais aussi ses relations à l'égard de son prochain. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'exemplarité des propos qui ont été ici tenus et souhaiter que le gamou se passe, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans les meilleures conditions, mais vous assurer, avant de terminer, qu'au-delà de l'exécution effective qui a été notée dans le cadre des engagements de l'État, pour le surplus,
le gouverneur de région ici présent va assurer un suivi quotidien de tous les engagements des services, au besoin rendre compte et tous les correctifs, le cas échéant, ils seront apportés pour que le gamou de cette édition soit à l'image de ce qu'on a connu par le passé, sinon plus, et nous le souhaitons, et barakati Nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, sur ce jour.